asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada tey nag dañoo dikk ak benn affaire boo xam ni daanaka du suñuy programme waaye nag jubloo ci indi ay leeral rek moo tax ñu def ko ñu war a wax tey ci l'examen pratico de la patente bi examen pratique mooy guida bi bu njëkk wax dëgg yàlla yomboon na ci ñu bari waaye léegi dafa mel daa xaw a compliqué tuuti ci question yi ñuy posé nga xam ni bala ngaa dawal dañ lay testé xool ndax yow théorie bi nga jàngoon yaa ngi koy xam ba léegi nuru na lu jafe mais nag boo amee calme am dal rek xam ni duñ la laaj foofu loo jàngut parce que ku mën a passé examen théorique pratique bi buñ la laajee lu mel noonu nga xam ne tuuti lañ la laaj ci li nga jàngoon ba passé théorie bi kon waru poser problème examen boobu nag si svolge in 3 phases yi maanaam 3 phases la phase bu njëkk bi verifica sulle capacità del conducente a prepararsi a una guida sicura mu ne dañuy vérifier xool ndax chauffeur bi mën naa dawal bu wóor waaw loolu nag bokk na ci ñu lay seetlu yow boo duggee ci véhicule bi sa comportement bu njëkk maanaam boo toogee système sedile bi ngay def maanaam ni ngay jubbante chaise bi ak ni ngay régulare specchiette yi maanaam seetu yi ni nga koy régulare takk ceinture bi ak contrôler porte yi ndax tëjee na yu mel noonu loolu lépp instruttore di guida ki nga xam ne moo lay jàngal war ngaa fexe ba mu jàngal la ko ba nga xam ko maanaam ni ngiy jubbante seetu bi ak ni ngiy jubbante chaise bi na la ko expliquer ba nga xam ko ba nga xam ne jour examen doo ci am problème deuxième phase bi mooy manœuvre yi maanaam gaare départ rétromarche ak yu mel noonu loolu it war nga ko jàng bu baax ba man ko boo ko mënee boo ko defee si jour examen doo am benn problème troisième phase bi nag mooy guida nel traffico mooy nga dawal di dem dawal ci biir trafic bi bokk ak yenn oto nekk ci biir trafic bi di circuler waaw léegi vidéo bi may def nii xam naa exemple yi ma ciy joxe ak oto yi may wone comme image li ciy ñëw mën naa wuute mën naa am différence tuuti ak véhicule bi nga xam ne ci ngeen di jàngee waaye nag exemple bi ci ngay sukkandiku pour xam li nga war a xam ci véhicule beneen nga xam ne lépp loo gis fii fexeel ba ràññee ko ci véhicule boobu ba jour examen bi ñu la ko laajee nga mën ko wone léegi lii kii dafay wax nooy ubbee cofano bi maanaam maal bi fi nga xam ne fa la moteur bi nekk ni nga koy tijjee fi ngay ñëw à sinistra mooy kii bu rouge bi ngay gis nii ci oto bi lu rouge lii la oto boo dem am na ko am na lu mel ni mën naa placé wu fi mën naa ne ci biir mais en tout cas am na ko léegi nag ngeen fexe xam ko léegi boo tijjee maal bi boo xëccee affaire bu rouge bi da ngay ñëw ci jëmi maal bi ci suuf roof sa baaraam am benn langet bu fa nekk nga xëcc ko mu débloqué wu nga soog ko yëkkati boo ko yëkkatee ni lay mel waaye léegi boo ko yëkkatee nga xool léegi biir moteur biir coffre baa ngi nii maanaam éléments yi ci nekk mi ngi wax ni quello nero bi nga xam ne moo ñuul fii nii con le scritte gialle te mu am bind mu jaune et per il rabocco dell'olio moom pour nga mën a dolli huile maanaam huile bi bu fekkee dafa pression bi dafa baaso nga bëgg a yokk huile fi ngay def huile bi l'anello rosso segnala la stina dell'olio bu lu rouge li nag moom ngay rocci pour xool niveau huile bi fu mu toll bu dee fii yaa ngi fi gis tappo bi nga xamante ni moo yore liquide frein yi waaw il tappo baatu tappo da nga wax parce que man li may wax olof la mais moom ki nga xam ne moo lay poser question italien ngay wax ak moom kon baat yi foog nga xam ne tappo bu jàllo bi moo yore liquide frein mais yow oto bi nga xam ne ci ngay jàngee fexeel bañ expliquer la li nga xam ne moo yore liquide frein positionnement am nga xam ko lii nag mooy batterie bi pôle bi nga xam ne bu am rouge bi mooy polo positivo maanaam plus bi
fa lay nekk, négative bi mooy nekk fii. léegi li nga xam ne moom lay indiquer fii moo tudd astina dell'olio motore, maanaam huile moteur bi boo koy contrôler xool niveau huile pression huile fu mu toll niveau bi, affaire bii ngay jël du rof sa baaraam xëcc ko mu génn, lu gudd lay doon nga contrôler ko xool. mais nag yaa ngi koy defee à motore freddo, maanaam ginnaaw ba nga gaare oto bi ba affaire bi sedd ci véhicule piano, maanaam foo xam ne dafa tàlli fa ngay gaare oto bi, roof sa baaraam ci affaire bu rouge bi ci biir fii daal di koy xëcc na mu rocceeku, bu ko defee nga xool niveau huile bi. léegi boo ko roccee ni nga koy xoolee, boo ko roccee benn yoon da nga koy fomp, da nga koy njëkk nettoyer ba mu set, nga dugalaat ko ci biir génnewaat ko. léegi xool huile bi warul weesu fii, mais warul weesu fii. bu fekkente ne dafa ñëw wàcc ba egg fii, xamal ni daa manqué nga yokk. waaw fexe ba diggante bi mu nekk ci bañ ko génn, mooy diggante bi nga xam ne moom la leen indiqué nii. bu fekkee da nga ko xool nag mu nekk fii à posto, bu ko manqué nag bu ñëwee ba fii danga ko war a dolli huile. léegi bu fekkente ni ci astina bi dañ cee contrôler huile bi mu manqué, fii ngay ñëw mooy li ma wane woon ci départ bi, muy tappo olio motore. kii dafa wax ni vas vitato, danga ko war a dévisser, mais am na ci yoo xam ne doo ko dévisser danga koy xëcc. kon fi ngay jàng dañ la war a expliquer noo koy dindee, noo koy génnee ak noo ci defee huile bi. li ngeen di gis ni mooy vaschetta del tergicristallo, maanaam li nga xam ne mooy nettoyer vitre yi. ndox mi nga xam ne moo ciy dem fii nga koy dugal, moom ngay ubbi def ci ndox mi ak benn liquide genre saabu boo xam ne mooy nettoyer vitre yi. li ngeen di gis nii nag mooy maanaam tappo radiatore mooy li nga xam ni ndox mi nga xam ne mooy seral moteur bi. tey boroon dolli ndox mi wala ngay contrôler ndox mi, fii ngay ubbi pour xool ko. fii nag boo koy tijji, attention toujours à motore freddo la war a doon, maanaam da ngay fay moteur ba mu sedd nga soog ko tijji, ndax boo ko tijjee tàng-tàng ndox mu tàng jër mën naa sotteeku sa kaw, bu boobaa yeneen problème lay indi. liñ ci def nag mooy ndox ak li ñuy wax antigello, liquide boo xamante ne daal dafa baax ci moteur bi ak ci yi nga xam ne ñoo ne ci biir. fii nii daf lay wax tey bu fekkonte ne da nga crevé pneu bi bënn wala mu toj nga war ko changer, danga war a ñëw ci surface bu plane foo xam ne dafa tàlli, espace bu dëgër foo xam ni daal du suuf du ban. bu ko defee cric bi nga seet fi nga xam ne mooy am point boo xam ne fii la nekk ci châssis bi, ci telaayo bi, nga daal di ko ciy monter. bu ko defee mu mën a tóoj oto bi pour nga mën a dindi pneu bi, mais danañ ci ñëw. léegi ñu jàll ci pneu yi. capacità del conducente di saper compiere i fondamentali controlli alle gomme e di avere una conoscenza base della marcatura degli pneumatici, maanaam chauffeur bi ñu xool ndax moom lépp loo xam ni mooy contrôle ci pneu yi mën na koo def, ak tamit mu xamee marque yi pneu yi. fii na liñ ci war a xam mooy controllare che il fianco non presenti taglio o crepe, maanaam xool ndax pegg pneu yi mooy pegg yi wet yi amul ay dagg-dagg, amul lu ci yàqu, nga contrôler ko. controllare il tipo di usura del battistrada, li ñu woowee battistrada ci pneu bi, nga xool naka la xoosoo, naka la yàqoo, maanaam ban niveau la toll. controllare lo spessore del battistrada, épaisseur battistrada bi nga xool ko, danañ ñëw ci lan mooy spessore. controllare la pressione di gonfiaggio, contrôler pression air bi nga xam ne moo nekk ci pneu bi, pression bi ci nekk naka nga koy contrôler, lépp dinañ ci wax incha allah. léegi nag li nga xam ne moom lañ war a njëkk xool mooy controllare che il fianco non presenti crepe o tagli, xool ndax pegg pneu bi amul, fianco mooy lii ci pegg bi côté bi ak ci ginnaaw, nga xool ndax amul ay dalli wala ay crepe, ay dagg-dagg wala loo xam ne day nuru lu yàqu daal. comme ni ngeen gisee pneu bi ni mel, gis ngeen lii moom pneu bu yàqu la.
lii da nga ko war a contrôler bu ko amee rek nga commencé nag waaj pour changer ko pour cambiare ruota. Deuxième bi mooy controllare il tipo di usura del battistrada maanaam battistrada bi nga contrôler xool ndax fu mu toll ci usura maanaam bu xoosoo fu mu toll ci xoosuwaay. bu ñëwee ci image bi gis nga pneu bi nii lii nga xam ne moo nekk ci diggante pour 2 euro bi fa mu ko roofee li nga xam ne moo ko sëq ñaari boor yëpp moo tudd battistrada. léegi nag bii mën nañu wax ne des na tuuti waaw bu dugaloon xaalis bi nag te dugul fu sori nga xam ne kon battistrada bi xoos na lu bari. kon li lañuy xoolee li lañuy vérifier niveau battistrada policier yi bu nga arrêté woon di ko contrôler am nañ benn affaire boo xam ne moom lañ ci dugal mu wax leen ñaata millimètre moo des ci battistrada am na foo xam ne bu fa egg nag mën nañ laa bindal multu ndax waru faa àgg. léegi nag battistrada boobu bu fekkente ni pressionné air bi maanaam air bi ñu ci def niveau bi baaxul am na noo koy defee rek mu am ay conséquences mu ne bu fekkee pressionné trop alta li ci def ci air dafa bari ba mu ëpp partie centrale bi li ci digg bi moom mooy xoos gis nga nim ñuulee nii mooy moom moo xoosu li ci des du def dara. bu fekkee pressionné trop bassa li nga def ci air doyut boor yi ñoom ñooy xoosu latéral yi ñoom ñooy xoosu bàyyi digg bi. bu fekkee amortisseur yi difettoso nga yor maanaam say amortisseur ñoo am problème ni lay def maanaam usura anomalo lay def day xoosu loo xam ne du homogène day xoosu fii bàyyi fii jaar fii yooyu lay def. sospensione della ruota e geometria assiale difettose maanaam suspensione pneu bi ak géométrie axiale bu fekkee dafa am problème ni lay def moom gis nga image bi dalay wax lu ñuul li mooy li nga xam ne moo xoosu bàyyi li ci des. frenata a ruote bloccate maanaam di freiner ci pneu bu bloqué wu loolu tamit lii lay jural lii ndax pneu bi daa bloqué wu taxaw benn place oto bi direeku day xoos benn partie bi nga xam ne moo tegee ci suuf rek bàyyi ci des. léegi nag ñu jàll ci benn étape muy controllo dello spessore del battistrada maanaam jimi battistrada bi épaisseur am noo koy contrôler war nga contrôler ndax am na foo xam ne bu fa eggee bu la jàppee mën nga cee am ay problème. mi ngi nii kii fi ne mi ngi contrôler moom épaisseur battistrada bi bu ci dugalee xaalis bi dana xam ndax des na wala desul dara. léegi nag loi bi dafa wax ni moom minimum gën kaa tuuti bu xoosu ba xoosu fi nga xam ne waru ko passé mooy 1,6 millimètre waru ko passé waaw 1,6 millimètre waru ko passé loolu moo jar a jàpp 1,6 millimètre mooy li nga xam ne moom loi bi permettre bu ko yéesee rek mën laa mult. gis ngeen kii moom ab instrument la yor boo xam ne da ci natt épaisseur battistrada bi moom déjà day xam ñaata millimètre moo ci des. homme de loi yi yu mel ni lañuy yor nga xam ne ko ci dugal xam ñaata ci des bu manqué 1,6 millimètre ñu daal lay sanctionné. beneen étape bi mooy contrôle de la pressione dello pneumatico maanaam contrôler pression pneu bi maanaam li ci ne ci ngelaw ci air fu mu toll ñaata bar air bi pression bi ñu ngi koy nattee ci bar xam nga booy jënd tissu ci marché bi dangaa jaay ma nangami mètre wala nangami yaar moom moo xam lu lay jaay air bi nga def ci pneu bi dañ koy natt quantité pression air bi nga def ci pneu bi ci bar lañ koy mesurer. mu ne kon il manometro dobbiamo rilevare che la pressione si aggiri tra le 2 e le 3 atmosfere o bar mu ne ak manomètre bi da nga war a contrôler xool ndax pression bi ne ci biir pneu bi mi ngi ci diggante 2 ak 3 bar bu fekkente da ko manqué nag fexeel ba mu àgg ca. manomètre mooy lim yor ci loxoom. contrôle le pneu bi nag danga ko war a def saa su ne nga xool ko vérifier xool na pneu bi ñu ngi ci état surtout nag booy def long voyage te ak véhicule fredda nga koy def maanaam véhicule bi nekkul ne da ngay dawal ba mu tàng nga ñëw gaare di ko contrôler déedéet ci jamono ji nga xam ne reposé na ci nga ko war a defee. léegi ñu jàll ci luci yi capacità del conducente a saper
di saper riconoscere le luci et accenderle maanaam chauffeur bi dañuy xool ndax moom mën naa xàmmee mën naa ràññee lampe yi ba pare ñu xool ndax mën na koo taal mu commencé ci partie antérieure mooy côté kanam bi mu jox la fii luci anabbaglianti yi mooy li nga xam ne moom ngay gis ni te luci abbaglianti bianche ñoom ñoo nekk nii ci pegg bi ci kaw indicatore di direzione gialli mooy li ci kaw ni li ci suufam tuuti luce di posizione bianche gis na seen couleur bianche la fii ci suuf mu defal la fin di nebbia anteriore bianchi moom couleuram bi bianche lay doon maanaam li muy génne ci lumière fii bianche lay doon kii jàlli lay doon li ci des yëpp bianche la léegi nag mu jàll ci luci posteriori maanaam li nga xam ñoo féete ginnaaw antérieur mooy kanam postérieur mooy ginnaaw bu ñëwee fii dalaa jox ñaari luci yi ci kaw ni ñuy luci di arresto moom day rouge luci rosse lay doon luci di arresto boo gaare boo taxawee moom mooy tàkk rouge bu fekkee da nga def arrêt fii luci di posizione rosse moom tamit luci di posizione ngi ni mi ngi ni encore fi mu def indicatore di direzione moom jàllu la luci di retromarcia ki booy arrière mooy tàkk bianche la même chose fii encore indicatore di direzione ak fin di nebbia moom rosso lay doon targa luci targa tamit targa bi day am lampe boppam moom it bianche lay doon léegi mu jàll ci yeneen symbole yi nga gis ci oto bi mooy saper riconoscere le principali spie e il comportamento da attuare per ognuna di esse maanaam nooy def ba ràññee ba reconnaître spie lumière yi nga xam ne nekk ci oto bi ak bu ci nekk bu tàkkee ban comportement nga war a am yow boo ko gisee léegi spie yi nga xam ne ñoo nekk ci tableau de bord bi mooy boo nekkee ci biir oto bi li nga xam ne moom ngay jàkkaarloo lampe yu ndaw ndawaan yu fi nekk booy soog a taal oto boo contacté léppay tàkkandoo pour test pour xool ndax ñi ngi fonctionné ñoom lampe yi buñ tàkkee après nag li ëpp ci ñoom dañuy fay léegi buñ fayee am na ci ñoom ñoo xamante ni bu fekkee yaa ngi dawal jamono ji ngay dawal bi ñu tàkk rek xamal ni problème am na comme par exemple symbole bi ngeen di gis nii moom bu fayee ginnaaw ba nga contacté ngay dawal maanaam bu fekkee ginnaaw ba nga contacté muy continuer tàkk rek di dem ngay dawal muy tàkk rouge li muy tekki mooy insufficiente pressione dell'olio huile bi pression dafa manqué pression huile bi dafa manqué bu dee kii moom it mooy tàkk continuer fayut spia rossa lampe rouge la batteria non viene ricaricata maanaam batterie bi alternatore bi nekkul di ko caricare moom batterie bi xam nga batterie booy dawal alternateur da ko war a caricare bu nga xam ne yow boo fayee oto bi boo koy taalaat nga mën a am courant boo ko taalee mais bu fekkee ni ba ngay dawal tàkk caricé wuñ ko boo fayee oto bi man ko bañ a boo koy taalaat mën nga am problème kii spia rossa surriscaldamento del motore boo gisee mu tàkk rouge continue rek xamal ni moteur bi mi ngi def surriscaldamento maanaam mi ngi tàng tàngaay goo xamante ni mi ngi ëpp na mën naa yàq moteur bi kii tamit bu tàkkee continue rouge mu ne funzionamento difettoso freni xamal ni frein yi fonctionné wu ni ñu war a fonctionné freno di stazionamento inserito wala danga xëcc frein à main bi te bàyyoo te dindiwoo ko ñaar yooyu moo mën a nekk maanaam bu dee tàkk continuer frein yi am na problème impianto frenante am na problème bu ci nekk wala danga xëcc frein à main bi te bàyyiwoo ko kii bu dee tàkk rouge moom tamit spia rossa kii ni airbag disinserito maanaam dangaa désactiver airbag bi moom la lay indil fii nii ci seeni position ci tableau de bord bi gis nga spia gialla riserva carburante li nga xam ne moo lay xamal carburant maanaam kii day fay mais bu demee ba essence bi bëgg a jeex wala gasoil bi day tàkk jaune bu tàkkee rek xamal ni réserve bi mi ngi wàññeeku spia rossa alta temperatura dell'acqua maanaam kii bu fekkee tàkk na rouge moom xamal ni ndox mi température am dafa alto dafa ëpp kii ni
spia rossa insufficiente pressione dell'olio motore bu fekkee mi ngi tàkk rouge di continuer pression huile bi dafa doyut. kii moom bu tàkkee rouge batterie bi moom lañ alternateur bi nekkul di carré alternateur bi moo war a carré batterie bu ko carré wul nag day tàkk rouge di continuer. kii moom boo gisee anomalie centralina motore maanaam centralina motore bi moo am benn problème bu ci ne. kii moom comme ni ma ko waxee léegi maanaam problème bu am ci frein yi la wala frein à main bi danga ko dugal ba pare dindi woo. léegi mu jàll ci documenti obbligatori alla guida maanaam document yi nga xam ne obligatoirement booy dawal danga ko war a yor bu la ko laajee nga mën ko wone maanaam danga ko war a esibire a richiesta degli agenti vigili ab agent yi bu policier bu ñu la arrêté laaj la ko danga ko war a mën a wone. bokk na ci patente di guida permis bi war nga ko yor kuy dawal war naa yor permis. amul dama ko fàtte sama kër danga ko war a yor. carte di circolazione librette bi danga ko war a yor léeg-léeg ñu ne la ndax beneen feuille bi nu tuddee sax danaa ci ñëwaat mais carte de circulation muy librette bi danga ko war a yor tout le temps. waaw yooyu ñooy documents yi nga xamante ni bokk nañ tamit li ñuy wax certificato di assicurazione certificat assurance bi danga ko war a yor bu njëkk nag contrassegno di assicurazione daan nañ ko laaj mais léegi loolu amatul kii mooy contrassegno bi léegi moom soxlatuñ ko li ñuy soxla léegi mooy certificato di assicurazione mooy certificat assurance bi war nga ko yor ci oto bi.